maa ngi tudd Seynabou Alibé Diémé je suis doon étudiante Mame Diarra 3e année sage-femme d'État. d'accord te lan moo waraloon seen taxawaay fii nii. ñun de dañoo am nakar parce que dañoo toog ba semaine passée ñu nañu seen cours yi day arrêté parce que état bi fayul te comprendre nañ école yi parce que mënal nañ dañoo muñal déjà ñun fi ñu nekk nii mosuñu ñoo génnee ndax loolu mais 2 ans et demi dafa bëri te instant yi nee nañ ils sont endettés jusqu'au cou amatuñu dara wax dëgg fa yàlla professeurs yi dañuy daw ñun ta loolu dañ koo seetlu si kii bi te loolu nag bu fekkee day continuer doo am enseignement de qualité ñoom ils préfèrent ñu génnee ñu parce que sinon ils vont droit vers la faillite dañuy fermer te école privée xam ngeen yëpp il faut fay boo fayul du dox melu comme public bi nga xam ne même boo leen kiiwul day continuer di dem public bi sax professeurs yi di jàngale da nga leen di fay ku mbaxatuma la ak privé nag léegi nag ñun nag dañoo sonn dañoo taay parce que ñun mënuñoo comprendre chaque fois ce sont les étudiants qui sont pris en otage toujours à chaque fois bu amee problème ñun ñooy subir duñu génnee toog ba affaire dernier moment ne ñu ñëw leen bu ko defee da ngay dem examen di échouer parce que dañuy sacrifier nu ñu bëggoon daal monsieur le ministre loo mën rek ngir yàlla war a suuri rek même bu fekkee da nga leen di avance leen fay leen ndax ñun ñu mën a delluwaat jàng ñun suñu avenir la ñu am suñu parents yi dañoo sonn dañoo fay ba sonn suñu parents yi amatuñu dara ñun lu ñu bëggoon mooy 3e année bi ñu pare ko ndax ñun ñu mën a fonk seeni rongoñ ndax suñu parents yi dañoo sonn maa ngi jégalu. maa ngi tudd Samba Bessane étudiant en 3e année institut Mame Diarra de Dakar. voilà gis nañ seen collègue bi lu mu wax carrément nakar la am ak tiis donc man li ma bëggoon xam mooy kañ lañ leen génnee. ñun xam nga lii bi lancé woon nañ ko bu yàgg nag depuis semaine bële nekkul semaine passée mais beneen semaine bi mais semaine bi passée lañ ñu informé la lii bi génn nu mu tudd sax décret bi génn ñu ne seen cours yi dañ koy arrêté le 23 c'est-à-dire lundi bi du ngeen defati cours ba jusqu'à nouvel ordre mais waxuñ kañ la ñu war a reprendre quoi. d'accord léegi tey jii nii lan moo nekkoon li nga xamante ne mooy seen xeex majeur parce que seen naataango bi nee na carrément jàng rek ngeen bëgg. waaw fii xam nga ñun la plupart dañoo quitté yeneen région ñëw fii nii di jàng xam nga loolu dafa métti te dafa am ñoo xam ne ni ñoom ñoo lay dimbale say parents ñii ñoo xam ne seen mag la am na ñoo xam ne dañoo logé fii nii te pendant 4 ans dafa am ci étudiants yi nag ma wax la benn affaire loolu si xamul on est différent parce que ni dafa am ñoo xam ne ñun comme ñun suñ exemple dañoo jàng plus de mënu ma wax plus de 4 ans wala lii nii xam nga loolu dafa métti kon nag léegi lu ñu soxla woon mooy ñu jàng yaa ngi dégg eggali lu des parce que mënoo dem ba dernière ligne droite desul lu dul 3 mois wala 4 mois ñu nar a dàq la ne la lan état dafa yoral privé yi xaalis xam nga loolu du yoon te privé yi tamit aussi d'une part am nañ dëgg si kaw état bi parce que ni nangul nañ état bi xoolal étudiants yi kañ lañ dara jàng depuis lan 2018 ba léegi fayuñ loolu dette boo xam ne nii environ ay 16 milliards xam nga ne loolu c'est pas normal te privé yi dañuy fay ay professeurs te professeurs yi cours yi ñuy dispensé par heure lañ leen di fay te loolu dafa seer te xam nga ne privé boo xam ne ni yow da nga nar a dépendre si sa fonds kese c'est-à-dire étatique yu fay jàngee lu ñu lay fay loolu mënoo ko fay professeurs yi loolu ça ne peut pas être kon nag lu ñuy ñaan état bi mooy ngir yàlla ak yeneen bi ñu xoolee kon seen doom yu njur parce que ñoom seen doom yi dañ leen di fay lii ni ay du normal comprendre nga ñu jàng si dans des bonnes conditions te ñun nag léegi ñun dañu jàppee comme ay baadoo la c'est-à-dire état bi léegi la léegi ñun lu ñu leen di ñaan mooy ngir yàlla sonn nañ taay nañ te toll nañ foo xam ne nii dañoo war a pare formation uti liggéey wala am lu ñu def te aussi tamit maa ngi wax beneen affaire xoolal ñun fii nii la plupart des étudiants dañoo war a am bourse yaa ngi dégg mais ba léegi am na ñoo xam ne aide lañ leen di jox am na ñoo xam ne ni duñ jot dara depuis première année ba léegi jotuñ dara xam nga ne loolu dafa ñaaw te ñoo xam ne nii dañuy wax benn affaire ne lan jàng leen pour ngeen am une bonne moyenne nit ñi di rayante ñi di am ay moyenne 18 ay moyenne 17 après au retour doo am dara doo am bourse xam ne loolu kon vaut mieux ñu dem toog buñ jàng buñ la lijjanti luñ validé rek man moom waaw koy loolu respecté wuñ ñu daal d'une part état bi respecté wuñ ñu loolu lañ mën a wax nañ ñu jàppale nag ngir yàlla ñun ñu eggali suñ formation surtout les 3e année ak tamit aussi suñ rakk yu nekk suñ ginnaaw pour ñu mën a continuer suñ formation loolu rek la ñuy ñaan état bi nañ ñu jàppale
Mohamed Adama Dia nekkoon le président de l'amicale des étudiants donc ci domaine santé lépp loo xam ni ci wàllu infirmerie la ak sage-femme ñu gën ko xam paramédicaux voilà nekk aussi tamit aîné xale yi nekk aussi koo xam ni je suis dans le média et que comme chroniqueur en santé lépp loo xam ne du yoon ak yelleef la moo ñu tax a jug ñu koy xeex di gëstu suñu raq yi di ànd ak ñoom tout le temps ci li ñuy xeex. ak yelleef boobu la ñuy ñëw parce que gis nañ ne tey say rakk ñoo fi nekk di xeex li nga xamante ne mooy seen droit parce que jàng rek la ñu bëgg et que dañ leen a dàq jamono ji ci école yi ndaxte li nga xamante ne mooy état du Sénégal fayul li nga xamante ne mooy boru école privée yi. voilà comme ñoo ko gisandoo léegi yaakaar naa ni ki nga njëkk a jël mu wax c'est une fille jigéen la et bi mu doon wax c'est le cœur qui parle yéen a ko gis ñëpp ko gis da doon wax bay jooy ngir yàlla amuñu lu ñu fayee nañu fayee ñu jàng yaakaar naa ni loolu ki nga xam ne moo dirigé enseignement bi ak président de la république yaakaar naa ne buñ seetaanee loolu rek xale bu ndaw di jooy sa moroomu doom taxaw ci média di wax bay jooy ci koo xam ne dafa war a jàng loolu rek seen yaram war na daw benn ponk la beneen bi mooy ñoom dañoo jugee ci région yi nee naa la ñi fi nekk ñëpp école bi li ko composé infirmière la sage-femme infirmière sage-femme lañ c'est-à-dire que mix la dañuy former sage-femme di former infirmier état bi day jël ay élèves yoo xam ne dañoo am seeni bac moo xam bac S1 la moo xam bac S2 la moo xam L1 L2 ñu jël orienté ñu ni kii Tamba la jóge kii Kédougou kii Fongomali kii Sabadola fu ne ci région yi tàngaay bi Touba Diourbel orienté leen bàyyi papa bàyyi yaay bàyyi toute une famille pendant 3 ans ñëw di jàng choix bi ci ñoom la ñoom ñooy xool bi ñu amee bac ñu xool ñii dañ leen yóbbu UVS ñii dañ leen yóbbu santé ñoom ñoo xool ba mu doy leen xool notu booy jël leen sànni leen ci école privée santé yi dem ci école santé yi toog signé ak pacte ak lan directeur bi wala directrice bi ni kat dañ leen di jox nombre d'étudiants yoo xam ne ci santé pour lan santé la ñuy def sage-femme lañ wala infirmier ñu signé pacte ak école bi d'accord ak ñoom xaalis boobu noonu ñu xam ne ñoom lañ saytu pour war kaa jox école bi élève bi jàng pendant 3 ans fayu ñu formation élève bi mais tamit benn côté du ñu condamné école privée bi parce que école privée bi dafay fay ay employés am day fay ñi fay liggéey professeurs yi ñoom c'est des chasseurs de primes ni ma ko doon wax bi ma doon jàngee dama naan leen yéen ñëpp les professeurs chasseurs de primes ngeen xaalis moo leen intéressé suñ demee ba problème am bu école bi fayul ñoom seen yeg nekk ci dañuy dem toog mais tamit am na ñu banque seen loxo am na ñoo xam ne passion la dañuy yërëm xale yi parce que dañ koy xool seen bopp ñëw di def ay cours di sacrifier fay ñu leen mais y a des profs yoo xam ne xaalis moo leen intéressé tey boo demee dans les écoles privées am na fi professeur médecin yi leen di jàngal c'est des étrangers ay ñag lañ man loolu laa doon xuloo ak ñoom bu ñëwul école bi bu leen fayul heure duñ ñëw jàngale. d'accord mais tey yéen ñi en tant que mentor. en tant que yéen nga xam yéen ay seeni aînés est-ce que am ngeen benn stratégie le temps que tey jii ne gouvernement di jël ay décisions. tey aînés yëpp bëggoon nañ ñëw mais ku nekk xam na ni réunir ñi nekk ci corps santé bi c'est des jeunes ak Covid bi dañuy nekk hôpitaux dañuy liggéey et cetera amuñu jot mais bii mooy premier point de presse bi nga xam dañ ko def nii avec la diplomatie avec l'élégance pour lan bañ coow parce que santé c'est la noblesse bëgguñu tey ñi koy seetaan Sénégal nii xoolal ñi sol blouse blanche yi tey xale yi ñooy kaas ñii waruñu dem hôpital wala jàng di kaas mais dañ ko def pour une première fois d'ici 1 mois su fekkee ñoom waxuñu bu boobaa ñun dinañ génn yàq comme ni ko gars yi di defee comme loolu la ñuy bañ dinañ génn yàq dinañ génn kaas dinañ def grève de la faim dinañ def grève de la faim comme que nguuru état wu Macky Sall ñoom boo kaasul ñaxtu woo yàqoo duñ la respecté moo tax nag cette fois-ci ñu ni deuxième fois bi incha allah dinañ ci ànd ak ñi ñu ci war a àndal dox dem seeti le gouverneur dem seeti ñi nga xam ne autorités yi nga xam ne ñoo fi nekkal nguur gi dem wax leen ko su boobaa bu fekkee ñoom arrêté nañ réagiruñu xale yi dinañ génn sol seen blouse blanche dinañ marche bañu ñu jël suñu bañu ñu waa dik ñëw bañu ñu yóbbu leen kaso parce que dañoo bàyyi seen papa bàyyi seen yaay bàyyi njaboot imaginel dañuy jàng am na ci élèves yoo xam ne fii dañuy boole formation université di jàng di ñëw boole fii am na ci ñoo xam ni ñoom dañuy demaat sax di jàng pare santé pare demaat di xarimat di liggéey ay liggéey travaux domestiques wala ñu dem di jaay ay café wala ñu dem di jaay di def ay petit commerce pour mën di fay seeni chambre wala dara kon ñooñu noonu nga xam ne ëllëg ñoom ñoo war a doon ay maîtresses sages-femmes dans les régions ni ma ko waxee woon ku nekk xam na ni actuellement dañoo am faillite ci personnel de santé tabax nañ ay hôpitaux yu bees yi mais amul personnel soo demee hôpital Dalal Jàmm personnel bi doyul seen urgence bi 16h mu marché 16h
urgence bi tëj boo waxee lañ la wax faillite de personnel hôpitaux yu bees yi ñan lañ ci war a yóbbu xale yii nii ñoom ñooy génn bientôt ren nekk am seen certification sage-femme infirmier génn kon tey nañ leen gëstu li ñuy kaas ñu jox leen seen àq ak yelleef ministre nag mënuñoo nekk comme ñoom ni ñu koy xoolee ñii seen i doom a fi nekk seen i sët mënuñu jël seen doom yi yóbbu leen à l'étranger ñu dem jàngi foofu école de la médecine wala dara buñ demee foofu ñu dàq leen noonu lañ koy xoolee problème bi loolu la dañoo sës kaas nañ ba sonn wuñ kon ñoom li ñuy kaas nañu génn télé bi nag Sénégal 7 moom xam nañ ko gis nañ ni ñu bëri fi la ñuy plaidoyer ñu bëri fi la ñuy kaase parce que borom télé bi moom loolu la bañkat la kon nag ay bañkat ñoo fi toog dañoo bëgg ngir yàlla gis ngeen étudiants yi am na ñoo xam ne Saint-Louis lañ jugee am na étudiants yoo xam ne Touba lañ jugee paas jël horaire fanaan ci horaire bi ndekki ñu ba léegi ñëw taxaw fii di kaas dañoo bëgg ngir yàlla le ministre xaalis bi ñuy jël di ko yàq ci langue politique bi xaalis bi ñuy jël di ko jënd ay milliards ay avion ay 60 milliards gis nañ fi ay directeurs société yu nekk ci nguur bi jënd ay 4x4 yoo xam ne ay milliards jox ko seen jabar yeeg seen doom yi waaye léegi xale yi war a jàng ñu ameel école yi ay millions duñ jël xaalis boobu dem def ko ci école privée yëpp et les étudiants yi nga xam ne ñu ngi def santé nekk dans les écoles publiques ils sont à l'aise amuñu benn problème amuñu benn souci beneen bi mooy bourse yi ñuy dem ci hôpitaux yi dañuy jàng bëgg a boole stage di fay seeni stage ci hôpital yi da ngay dem ñun la da ngay dem ci hôpital bi war a fay 5000 francs wala 10 000 pour def stage encore bëgg a boole fayoo école bi bëgg a boole stress boole perturbation boole pression bëgg a def seen mémoire dañoo war a dem stage rural ba léegi demaguñ seen stage rural war a def seen examen pratique théorie seen mémoire de stage yi sax bindaguñ ko ba léegi ndax seen xel dalul ku xelam dalul na lay bindee mémoire de stage te ku bindul mémoire de stage duñ la considérer il faut nga bind mémoire de stage boobu ñu valider la nga mën a dem defi sa examen d'état mais loolu ku sa xel dalul jàng ak xel mu dal ñoo ànd rawatina santé ngir yàlla xale yi fii ay yëmbal la ñuy jógee Kër Massar Touba Mbacké Tamba xoolal le président de l'association des étudiants à Saint-Louis Tamba la dëkk ñëw ba fii Dakar ngir yàlla dañoo bëgg puukare bi li ñuy def ñu gestu xale yi parce que li mooy waral xale yi après am benn esprit de dépassement découragé ëllëg dem di def leneen wala ñu jël gaal ñoom bu ñu jógee ni xale yi ñoo ngi émigré mais xale yi ñoom ñooy demaat après mer émigré xale yi ëllëg ñoo war a gérer hôpitaux yi ngir yàlla dañoo bëgg le ministre de l'enseignement supérieur et Abdoulaye Diop Sarr parce que tamit aussi santé dafa retracé wu ci ministère de la santé ñu recevoir xale yi nu mu gën a gaawee toog waxtaan ak ñoom ñu saafara problème yi dem fay école privée yi parce que école privée tamit ils ont marre il est temps ñu gestu xale yi incha allah buñ ko deful leneen dina ci jug te bu boobaa dinañ ramasser xale yëpp jël leen dugal leen ci auto police yi yóbbu leen comme ni koy gars yi defee te bu boobaa dina mel